ñu ngi leen di nuyu di leen jaajëfal tey vidéo bu xaw wuuteeg yi ñu daan def la loo xam ne xaaruñ ko woon sax initiative boo xam ne mi ngi tukkee ci youtubeur bi di Magdi mu jëlee ñu kaw lool mooy tànn bésu vendredi 16 juillet bi ñu génn jagleel ko sargal xalaat TV yeneen youtubeur yu ci mel ni ñoom Zal ñoom Fallou fait des vidéos ñoom We Show daan di koy promouvoir ñoom itam mu marqué ñu lool. mais yaakaaruñu woon ni sax bés bi dina am ampleur bi tax ñuy wax ndax actuellement ku nekk xam na ni ñu ngi waajal tabaski bi waaye ñu xëy gis mboolem réseaux sociaux yi moo xam Facebook YouTube Instagram Twitter ba ci TikTok gis ay jërëjëf yu dul jeex boobu ngeen seetloo démb defuñu benn publication à part di partager yenn story yi Instagram ndax bu yenn yi amee boo dee doomi aadama bu ànd ak sagom di nga tiit lool bu ko jaree sax nga toog benn waxtu yow ak ñi lay jàppale ci liggéey bi ne kat sénégalais dañu sas ñun rawatina man mii di wax ak yéen sentiment boobu la am maanaam tiitaange ndax di nga posé wu la question lan nga fi def lu kenn deful lan nga fi xam lu kenn xamul lan nga fi am ci audience lu chaîne YouTube amul di nga wax dugg ci ay sujets yoo xamante nii keneen mi ngi lay seetaan te gën lu ko maîtriser fuuf ba tax na boo waxee da ngay jaajëfal ñenn ñi amaana duñ ko nangu mais bii yoon ñun ñoo leen koy ñaan ndax le fait que benn doomi aadama partager xalaat TV permettre na ay fukki sénégalais wala ay téeméer mbaa junni doomi réew mi dem découvrir lii lu mu doon ba ci ñi nga xamante ni duñu partager duñu commenter mais ñi ngi safoo chaîne bi te dara du leen fi raw kon jërëjëf bi nag bàyyiwuñ ci kenn bu ñu limee rek juum mais képp koo xamante ni yàlla def na ñu bokk pas-pas ak yéene ci biir réew mi ñu ngi lay jaajëfal bu baax a baax ndax gis nañ ni engouement bi créé wu du lenn lu dul bokk yéene ak bokk pas-pas ci biir réew mi. li tax ñu leen di jaajëfal parce que bi ñuy créé chaîne bi yaakaaruñ woon ni sax dinañ yegg 10 000 abonnés li taxoon loolu mooy dañoo jàppoon ni wàllum tasaare information Sénégal surtout ci internet bi boo waxul wàllum people wala joxe yenn xibaar yoo xamante ni caaxaan lay gën a ndëru kenn du la déglu ñun loolu la ñu jàppoon ba ñuy créé chaîne bi ba taxoon na yaakaaruñ woon ni sax dinañ atteindre yenn audience yi li ñu gëmoon mooy même bu dee ni téeméeri doomi aadama 100 personnes ñu ñuy déglu bénéfice la ndeke boobu noonu dañoo juumoon. amoon na ay junni sénégalais yoo xamante ni ñoo bokk yéene ci Sénégal ñun ak ñoom te tey fu chaîne bi yegg am ngeen ci rôle bu rëy rëy bu ngeen ci joué parfois nga dégg ku ne dafay jël ay portable jàmbur di ci abonné xalaat TV am ñu naan vidéo bu ñu dugal dañ koy partagé WhatsApp Facebook ak bépp réseau social am ñoo xam ni seen activité lu mu xat-xat dinañ jël seen temps suivre li ngay def liker commenter te loolu dafay influence algorithme yi maanaam robot yi YouTube di jëfandikoo ngir di may doole yenn vidéo yi. mooy waral nga gis koo xamante ni abonné wul chaîne bi mais dafay dugg YouTube automatiquement ñu won ko benn vidéo xalaat TV vue yi moo ko waral like yi commentaires yi ak partage yi te mbir moomu noonu yéen seen liggéey la kon ñun ñoo leen di jaajëfal. li tax ñu leen di jaajëfal parce que da ngeen war àdduna gépp que ni sénégalais bañul lu baax benn jour dañoo lire kuy liggéey ci benn site internet en tant que rédacteur en chef. ñu laaj ko yéen site internet yi lan moo tax ngeen bëgg information yoo xamante ni daanaka li muy jariñ bariwul mu ne parce que chaque mois ñoom bu ñu xoolee seen statistique articles yi wax ci wàllum caaxaan mooy ëpp ay vues maanaam sénégalais yi ñoo bëgg yooyu mais ñun li ñu gis léegi mooy tendance boobu noonu mi ngi tàmbali inversé wu sénégalais yi dañu xiif ay information yu wér te wóor mais aussi information yu leen di jariñ di leen xamal seen dëkk ni ñu ko yoree di leen xamal référence réew mi. te bu média yi demee ba conscient ci tendance boobu noonu xam ni sénégalais kat weesu nañ fu leen di naxee da nga leen di sax jox xibaar ñuy dem di gëstu xool ba xam wér naam déet bu ñu demee ba yegg ci niveau boobu noonu Sénégal moo ci am ndam ndax dootuñu gisati lu ñàkk solo ci benn support d'information. fan yi dañoo gis benn tappalekat bu ñëpp di coow mu naan dafay jéem a xar géej gi ñu toog imaginer promotion boobu ñu def ci kooku noonu koo xam ni ci ay gént la nekk di ko invité ci ay plateau télévision muy wax lu ko neex. buñ ko defoon ci benn scientifique bu ci mel ni Maram Kayre léegi état bu Sénégal tabaxal ko projet observatoire boobu noonu mu bëgg a jëmal te mu war a former ay centaines de jeunes sénégalais ci wàllum astronomie projet boo xamante nii buñ ko jëmaloon balaa 2025 Sénégal dafay lancer waxuma la benn satellite mais ay satellites yu bëree bëri bu ko defee suñu armée gën a taxaw ci wàllum surveillance suñu télé yi duñu dem bitim réew di jënd ay fréquence suñu réew mën a moom boppam ci xarala yu yees yi ba ci coowul suuf gi lëmbee Sénégal satellite yooyu noonu da koy régler définitivement ndax dafay yombal identification bépp suuf ci Sénégal projet la boo xamante ni Maram Kayre bind na ko ba noppi buñ ci defoon propagande bi ci war comme niñ ko defee caaxaankat boobu noonu ñuy bañ a tudd léegi état bu Sénégal daal di koy financé loo xamante ni njariñu Sénégal lay doon mais gis nañ ni ak prise de conscience bu bees bi ñu nemmeeku fan yi dina pousser suñu këru taskati xibaar yi comprendre que ne askan wi information yu leen di jariñ di leen yokk lu ñu gën a soxla
ñu li ñu jàng diggante démb ak tey mooy sénégalais ku bëgg lu baax lañ dafa fekk ni safaan la ñu gën a promouvoir ci biir réew mi te ñiy def safaan googu noonu benn minorité bu ndaw ndaw lañ ba ñu dem ba jàppee ko lu normal jàpp ne jeunesse bi yëpp dañu inconsciente alors que demeewul noonu mais buñ doon promouvoir li baax ci réew mi dinañ xam ni Sénégal bokk na ci dëkk yi suñu borom gën a sargal. li tax ñu leen di gërëm mooy chaîne bi du xalaatu benn baat bi ngeen di dégg chaque fois muy intervenir ñenn ñi daañu ne groupe la naam mais yow mii di seetaan ci nga bokk contrairement à ce que ñu bari lu ñu foog jàpp ni da ngay xëy rek ñëw joxe sa xalaat di ko imposer jaam yi déedéet demeewul noonu. chaîne bi dañ fiy partager ay intervention ñoo xamante ni gëm nañ ni lu jëmee Sénégal dong moo leen ñor chaîne bi ay abonné ñooy def lu ñuy woy suggestion maanaam gis ni sujet bii buñ ko abordé war na mën a jëriñ askan wi ñu ne Xalaat TV est-ce que du ngeen gëstu ci mbir mi ñu def suñuy recherche activer yenn réseau yi ñu am def recoupement tënk def montage daal di publier. am ñoo xam ni ñoo lay jox information yoo xam ne mënoo cee yegg te muy njariñu askan wi te sax bëgguñ ñu xam leen nga def ay vérification mu wér nga jàngat ci ba mu leer ci bopp jaam yi. am abonné yoo xamante ni duñu sax commenter ñoom message privé lañ lay envoyé ne la beneen yoon lii waxee ko lii jëfee ko nii. benn jour am na imam bu ñu bind message comme que ñoom yàlla daf leen may macha allah ñu mën a communiquer dinañ la waar xutba nga ci gis sa bopp te doo ci dégg benn wax bu ñaaw. ñu mel noonu dañ lay bind message di la conseiller ci wàllum communication di la del waxee nii del jëfee nii. moo tax lu ñuy gën di dem mbir yi di gën a tane di gën a professionnel pas parce que ñun suñu njàmbaar la mais dafa am ñu lay dimbali ci fànn bu ne. kon chaîne bi du ñun dong mais yéen ci ñi koy doxal ngeen bokk ngeen xam ko wala ngeen ñàkk koo xam. la preuve suñu logo bu bees bi benn abonné chaîne bi bu ñu naan Mouhamadou Ndoye moo ko defar yàggoon nañu bëgg a changer logo mais mosuñu woon am satisfaction par rapport ak li ñu bëggoon. amuñu woon aussi inspiration pour concevoir benn logo boo xam ni dafay méngoog philosophie chaîne bi far nag benn abonné bu ñu naan Mouhamadou Ndoye propose ñu logo bii première fois biñ ko gisee lañ ko validé ne liñ doon seet mi ngi nii. mu am itam abonné yoo xamante ni duñ la sax baal nga def faute moo xam ci mbind français bi wala wolof parce que dañ ne ñoom bëgguñ lu yàq crédibilité chaîne bi maanaam ñoom image yu Xalaat TV la ñuy sàmm te bëgguñ dara lu koy tilimal ba saa ñu defee benn faute ci lu ñu tayul automatiquement dañuy corriger pour ñu gaaw rectifier ko pour waleen ni kon Xalaat TV famille la communauté boo xamante ni newul ni ñun ñi ngeen di dégg ñoo koy doxal mais yow ci nga bokk keneen ak keneen ci la bokk. li tax ñu leen di gërëm mooy yeggal ngeen ñu fu ñu xalaatul yegg teewal ngeen ñu fu ñu mënta teew représenté ngeen ñu fu ñu nekkul. ñoo ngi fàttali ko ay weer ci ginnaaw benn waay waxal ñu lu ko neex bi ci gën a rëy mooy waa Xalaat TV dañ doon chantage waa Canal Plus ñooñu bañ mu génnee seen dossier di leen weer ba tey tontuwuñ ci. li tax tontuwuñ ci woon mooy parce que yéen ñu tontul waa jooju noonu bés boobu la ko jot tudd Xalaat TV dootu ko dolli ndax tontu ngeen ko ci ay argument ba ñu envoyé élément boobu noonu ñu dem xool gis commentaire yi amatuñ woon luñ ci dolli kooku dootul waxati ci mbooloo ak ñeneen ñu ko doon jéem mais ba leen fa waa team Xalaat TV fekkee ak seen xel yu sell yi la ñu gëj a wax lu ci jëm ndax dañoo nekk ci réew moo xamante ni dafa am ñu doy waar mooy li ñu doon wax barki démb ci ànd sàmm jikko yi da ngay gis ñoo xamante ni sàccuñ waxuñu ak seen bakkan réew mi dong moo leen ñor ak sàmm valeur waaye am na ñu taxaw teema pour nee nañ dañ leen yàq mais heureusement que fépp fu ñu mënta teew ngir teggi tuuma donte matuñ dañuy juum am na ñu fay teewal ngir bañ ku lëndëmal xelu askan wi ci ay manipulation kon ñu ñoo leen di jaajëfal. li tax ñu leen di gërëm mooy ku ne xam ne ni Xalaat TV liggéey bu ñuy amal ñu ngi koy def te fasuñ maanaam kenn xamuñ li waral loolu leeraloon nañ ko ci benn vidéo mooy wutuñ tur wutuñu ndombal tànk newuñu itam ci tànk wut ku ñu xam ngir ëllëg mu mun ñoo ibil yenn buntu parfois nga dégg benn yàqkat mu ne kuy wax dëgg jarul làqatu comme si que dëgg dafa aajo ci fës ak ñàkk fës ñaata doomi aadama ngay gis suba ngoon ci média yi ak ci réseaux sociaux yi te benn sénégalais nawloowu leen te moonte xam nañ leen xàmmee seeni kanam bu ñuy wax dañ naan dàng ñu gis leen mais kenn joxu leen cër parce que duñu wax dëgg ñun nag lu bari lu ñuy jibal xippi gis nag lamb daj suñu jëmm yu ñàkk solo yi amul njariñ sénégalais yu ci bëree bëri ay jaam yu xeebu lañ bañ na ko sax bay abonné ñoo ñuy wax naan bu leen fësal seen bopp sinon daañu leen jéem a tardeel ci liggéey bi ngeen di def donc jàngat yi nga xamante ni ñu koy amal moo ëpp solo suñu kanam yi am na sujet yoo xamante ni sax dañuy joxe indication ngir ku nekk mën a dem vérifier mën nañu nag juum ndax parfois sax ñu jëm laa piéger ci ay fausses informations mais ñu ngi ñaan saa yu ñuy juum mu doon lu ñuy mën a bal maanaam loo xamante ni du créer ay dégâts du yàq ay dundu doomi aadama donc dañ leen di gërëm ci confiance bi ndax bu ñu sañoon di saafonte ku ci nekk di def sax ay live question réponse laaj ak tontu bu ñu sañoon di def mbir yu ni mel
mais dem nañ ba format bi ñuy defee vidéo yi léegi muy ay baat ak ay image dafa dem ba mujj nekk suñu mandarga ba xëy na bu ñu demoon bay wane suñu bopp sax ab photo lay doon tur ak sant ngir bu ñu deewee ñu mën ñoo ñaanal mais format bi ñuy def du soppeeku ndax dafa dem ba nekk suñu identité. waaye di leen gërëm ci confiance bi ndax lépp kóolute ma ko waral di leen gërëm ci jàppale gi di leen gërëm ci taxawu bi di dellu wax ni yàlla bu yaakaar tas di sàkku ngeen ñaanal ñu ngir seytaane ba ñoo beewloo ba ñu yëgloo suñu bopp musul ñu ci njuumte làmmiñ ndax wax yombul borom bi sàmm leen itam dëgëral pas-pas ak ngëm-ngëm bi nga xam ne moo ñu boole muy Sénégal ak li ko wër baax baraw mboolem réew yi nekk ci àdduna gépp kon vidéo tay bi lii la woon cant ak ngërëm di leen di rajo incha allah beneen yoon ci beneen jàngat jaa ngeen jëf